juróom ñaari waxtu toftal fanweeri simili ci télévision Futurs Médias dal leen ak jàmm ci xibaaru marax yi dina bokk ci la ñuy waxtaane tey ci mbiru santé ñetti syndicat yoo xam ne dañu joxante loxo bokk na ci ñu waa SATS ak waa SDTS ak SATSUS ñoom nag li ñu bëgg nee nañ gën a jàmmaarloo bu ko defee rek lépp lu ñu soxla ci nguur gi ñu mën ko am loole nag fësal nañ ko tey ci gannaaw ndaje bañ doon amal dinañ wax ci mbiru Cheikh Tidiane Gadio bu doon danoog taskatu xibaar yi ci loolee àdduna ci li nga xam ne moom lañ ko doon toppee foofee ca réewu États-Unis nee na nag amul dara lu ci lëndëm lépp leer na ci conférence boobu sax ñëwaat na ci li nga xam ne rek moom ñenn ñi dañu jàpp ne rek ñaari nationalité la am nee na moom sénégalais pire la leneen li ci yokk rek mooy moom dafa am green card atum 1999 ak léegi fële ca Saint-Louis moom bël bi mu ngi gën a wanewaat boppam askanu Gandiol jamono ji ñu ngi sàkku ci kilifa yi ñu taxaw leen ndax soo moyul askan wa dinañ am ay jafe-jafe bokk na ci juróom fukki njaboot yoo xam ne fii ak i fan yu néew dootuñu xam fu ñu nekk laata rek ñuy tàmbale liggéey bi nga xam ne dafa aju woon ci wàllu balisage ba tax ñuy sàkku ci kilifa yi ñu taxaw leen dinañ wax ci Noël dem ba ca église ba tase fa kilifa yi ñu wax ci li nga xamante ne moo wundu boobu la fête niñ koy waajale fii ci Ndakaaru ak itam li nga xam ne rek askanu chrétien dinañ ko màggale Noël fii ci suñu réew mbokk yi li mooy di ponk yi boo leen taxee loo tuuti ñu yaatal ko. mbokk yi asalaamaaleykum dalee na jàmm ci xibaaru marax yi ñu door ak lëkkaloo bi nga xam ne dafa dox ci ñetti syndicat yi nekk ci biir santé di SATS SDTS ak waa SATSUS nee na nag dañu bëgg a gën a am doole bu ko defee rek lépp lu aju seen mëbët ñu mën ko fësal bu baax a baax ci kanamu kilifa yi loole nag ñu ngi ko doon amal rek gannaaw bu ñu taseek journaliste yi tey ngir fësal li nga xam ne rek moo nekk seen yéene ci seen boobule kuréel bu yees Fatou Bintou Konté te woon na fa ànd ci ak Mohamed Sow Diagne. ci Sénégal jamono ji ci ay jafe-jafe yu metti la nekk ñoom ñu nekkee nag ci injustice boo xam ne mënuñoo xam fan la toll ba pare nag lu jëm ci wàllub négociation nguur gi nga xam ne moom lañ ko séqal defu ci lenn lu jaar yoon jafe-jafe yooyu yëpp tax na nag ñetti syndicat fas yéene nag boole seen doole ngir nag jàmmarloog nguur gi. muy SATSUS bi camarade Farba dirigé ak SAT santé bi camarade Arouna Diop affilié CSA bokk ak man mi secrétaire général wu SDT 3S affilié CNTS FC depuis boobu ba tey nag ñi ngi nekkoon ci négociation kenn mësuñu dégguñu grève bien que nag am na syndicat yoo xam ne déposé woon nañ préavis de grève déposé nañ commencé woon rétention d'information mais dañu woon ni dañu yaakaaroon ni jàkkaarloon nag ak ay kilifa yoo xam ni xam nañ ni ñii kat ay responsable lañu mais ban demee ba ci biir faale wuñu parce que état nag moom moomee la syndicat yi di joxoñ baaraamu tuuma ne jamono ji la muy def mooy bëgg leen xaajale ngir mën a taxaw seen kaw. deme ni ñun liggéeykatu santé ñu am xel lañu ndax nii nguur gi taxawalee njortu nañ ni dafa bëgg a jàpp santé ni nañ tojante leen seeni bopp moom mu dem taxawee ne te loolu duñ ko d'accord te yaakaar naa ni médecins yi am nañ ci dégg-dégg ndax léegi camarade Cheikh Diop wax na ko Cheikh Seck wax na ko ni boo demee ci àll bi di nga gis léegi docteur bu jàkkaarloog infirmier. moom waa CSA ak waa CNTS FC di ñaari centrale syndicale yi léegi ñoom nag dañ leen a fas yéene jàppale ci seen xeex bi ngir nag lépp lu jëm ci wàllub justice mu am ci santé bi léegi. force du changement ak CSA tey fii tey pour soutenir cadre bi fexe ba revendication yi ñu posé fii aboutir en tout cas. combat bii tey suñu combat la loolu mun nañ ko wax. ñu mer ba futt ñoom syndicat de la santé yi ñu fas yéene jàmmarloo ki nga xam ne ñoom nguur gi jàpp nañu ne suñu booloo lëkkaloo seen doole ci la ñuy gën a mën a am li nu bëgg. ñu desandi ci wàllu santé ak waa centre Talibou Dabo nag ñoom li ñu bëgg rek mooy statut seen kër liggéeykaay boobu ñu xoolaat ko ndax gis nañu bokk na ci engagement yu kilifa yi jëloon benn nag dara sottiwu ci ba tax rek ñu ne gis ne dañu bëri ay jafe-jafe yi ñuy sàkku rek kilifa yi jàppale leen su ko defee li ni mel ñu mën ko sori dañ ciy teewlu kenn ci ñoom Idrissa Diallo lay wuyoo mooy secrétaire général SUTSAS ànd gësam féete foofu ñu teewlu ay kàddoom ci micro Fatou Merta Touré.
concrètement lu ñu bëgg moom mooy ñu ériger centre bi en établissement public de santé personnel bu fi nekk nañ leen recruter dans la fonction publique wala ñu contractualiser yenn personnel yi parce que gis nañ ni ñu fiy liggéey mënuñu la wax ne am na benn contrat ba nga xam ne signé nañ ko ak administration te tey jii loolu code du travail jàpp na ne boo liggéeyee même def stage 6 mois amul benn kéet mu ngi mel ni am nga contrat à durée indéterminée tey jii dañoo bëgg Talibou Dabo ñu recruter personnel bi bu ñu ko deful nag ñun tamit dinañ banque suñuy loxo te ñoom xam nañ ne ñun bu ñu banquee suñu loxo lu muy jur ak lu muy répercuté wu ci xale yu fi jàngee. ñu wax ci mbiru yoon ak dossier bi nga xamante ne rek Cheikh Tidiane Gadio fële ci Amérique na nga ko ci doon tudd ba mu jot ci tëdd tuuti kaso nag. kooku di njiital MPCL doon taseek journaliste yi tey ngir fësalaat li ci bàyyikoon nee na rek amul benn dara loo xam ne leerul ci loole digganteem ak nguuru Amérique lépp ci yoon lañ ko teg ba mu mën a dellusiwaat fii ci réewam ànd ak dal Alassane Ba teewoon na fa andi ceeg Jafara Ba. ay mbir yu bëri xew nag ci dossier Cheikh Tidiane Gadio tey ji nag mu fas yéene wax li nga xamante ni noonu la mbir yi xewe ci bi muy tàmbali ndaje bi nag mu jot a leeral. transaction amul deal bi amul mais li ñu wax noonu ñu ne bu defoon loolu war nañ ko fay commission wax nañ dëgg commission lu ci nekk boo ko liggéey ñu fay la ko mais man li ñu ma fay mooy consultant ñu fay la say honoraire américains yi nag njuumte dugg seen affaire ñu jàpp ne xaalis boobu ñu ma fay ñu ne dama ko waroon utiliser pour guerre. mbir mi nag daanaka tàmbali ci weeru novembre atum 2017 ci kanamu taskatu xibaar yi Cheikh Tidiane Gadio di nettali ni mu demee. Ce jour-là, j'ai répondu à une convocation des services d'immigration du Homeland Security. bis boobu bi ma xëyee dama tontu ji ab convocation agent immigration yi nga xamante ni fële ci Homeland Security bi ma yegsee nag ma fekk fa juróom benn agent yi nga xamante ni dana bokk ci FBI ñëw andil ma ab mandat d'arrêt ma sàkku ci saa si xam lu tax nag ñu jox ma mandat bi ni mel wante erreur bi ma def mooy nangu waxtaan ak ñoom te sama avocat teewut dama daanu sax daanaka ci chaise bi ma toogoon bi ma déggee ñuy wax tentative guerre jëmale ko ci njiit réew bu Tchad. mbir yooyu yëpp nag motivation bi jëm ci complot bi nga xamante ni ñu ngi koy amal jëmale ko ci intérêt réew bu Amérique daanaka nag mbir mi ci plainte képp la yem amut benn inculpation bi am ci dossier bi. Dans quel pays du monde peut-on prendre quelqu'un lui porter plainte et l'amener en procès? Il faut qu'il soit inculpé de quelque chose. juróom benn interview la jot a amal ak procureur yi yoroon mbir mi nag muy rassurer rek amut benn deal bu dox digganteem ak justice bu Amérique. Pas une seule fois, je le répète 3 fois. Cheikh Tidiane Gadio rafetlu na itam taxawaay njiit réew mi Macky Sall muy wax ne nag baal na ñëpp ñi nga xamante ni waxoon nañ ay wax yoo xamante ni du dëgg jëmale ko ci dossier bi muy fàttali rek ne facture yi ñu jot a fay avocat yi yoroon mbir mi njabootam ak moom daanaka ñoo fay li ci ëpp li ci des nag ñeent ci ay xaritam ñoo ko fay. Alassane Ba dañuy desandik Cheikh Tidiane Gadio kooku mel ne nag tontu général Mamadou Mansour Seck ñoo ñee bokk ci ñi yëkkati woon ay kàddu di àddu ci li nga xam ne rek mooy ñaari nationalité yu Cheikh Tidiane Gadio am kooku nag nee na moom sénégalais pire la leneen lu ci yokk kay moom am na carte green atum 1999 ak léegi wante loolu terewul dara ci nationalité am bi mu am fii ci Sénégal ñu teewlu ay kàddu. ma yëg ko fële ci Amérique waat naa ko ci samay wayjur ak lépp loolu moo ma gën a naqari lu waa FBI taxaw sama kanam naan dañuy teg ay tuuma sama kaw dégg ne man dama am nationalité américaine benn général nag moo ko wax boo xam ne ancien ambassadeur la fële ci Amérique bu Sénégal ma xam ko bu baax mu doon mag ci man doon xarit ci man mbir mi def ma mbetteel bu rëy que muy jóge ci moom beneen avocat boo xam ne yàgg nañu wootante xarit fu ñu daje Dakar ku nekk daanu ci kaw keneen ki moom tam mu taxaw wax la même chose que général ne kaawu Gadio li ko jafeel mooy citoyen américain la ci américain yi la bokk donc vraiment affaire am c'est un peu compliqué naka la kilifa bu gëm yàlla respecté yàlla am cër ci doomu aadama nag ngay mën a wax loo xam ne wóoru la mosoo gis passeport u Gadio mosoo gis certificat de nationalité am mosu la ko wax kenn mosu la ko wax da nga xëy génn sa néeg woo média yi ñëw nga wax li ngay wax naqari na ma nag ba baal naa ko parce que daf ma tooñ mosuma nekk américain mosuma jël passeport américain ma baamtuwaat ko ba mu leer
te ku ko wax bàkkaar nga ci suñu kanamu borom may ñaan yàlla mu baal la yow nag pour yàlla gën la baal sax mu gën a jàpp yow yaay baalu yàlla nga baalu askanu Sénégal. ñu wax ci mbiru politique ak kay farandoo Abdoul Mbaye njiital l'ACT ñu teewoon foofe ca conseil constitutionnel ngir déposer seen candidature foofe nag aju ci élection atum 2019 yi ñu dëgmal ci loolu nag ki nga xam ne rek mooy mandataire am di professeur Assane Fall sukkandiku ci loole ngir ñaawlu yenn xeetu jëfin yu mu jàpp ne noonu leen ak yenn di candidat doon doxale rek ngir mën a am ay signature ñu teewlu ay kàddum ci micro bi fay. mooy affairisme bi nga xam ni moo ci laxasu nit ñi jaay fiche de parrainage ñun gis nañu ñi nga xam ni dañ naan nangu nañ leen parrainer waaye il faut ngeen jox ñu 2 junni kooku ñëpp xam nañ ko te loolu bokkul ci loi bi ñun yu mel noonu jëf yu mel noonu ñun dañ koy tere suñu parti ku xam Abdoul Mbaye xam ne yooyu du ko nangu même bu ñu jàllul parrainage bi du ko nangu du jënd ay fiche parce que li ñuy woote moo tax li ñuy woote faire la politique autrement li ñuy woote moom mooy njub lépp lu ñu def ci njub lañ koy teg ñu jaral na leen lépp waaye lu mu leen jaral nag jaral nañu lu ëpp loolu ñun sur le plan matériel sur le plan effort lépp lu leen jaral ñun aussi dañu dem ba jeex comme ni koy xale di waxee loolu laa bëggoon nit ñi xam ko militants yi xam ko sénégalais xam ko te nañu xam ne am nañu candidat. ñu desandi ak élection palum njiitu réew mi ñuy waajal ñu nekk ay doomu réew mi lañ ñu bokk rek ci yenn organisation société civile yi ñoo booloo rek amal benn campagne bi ñu duppee Sama Baat nee nañ liñ ci jublu rek mooy fexe ba képp ko am yéene woote ji rek ñu mën la gunge fexe tamit ba da am jafe-jafe su ko defee rek sénégalais yi dinañ mën a def seen tànneef te du am benn gàllankoor Sylvie Faye jot na tase ak ñoom àndoon ci ak Modou Diop. Collectif organisation de la société civile pour les élections ak ndimbalu gouvernement américain lancé na ab campagne bu mu duppee Sama Baat objectif campagne boobu li ñaax citoyens sénégalais yi ñu dem jëli ji seeni carte fii ci Sénégal ak gox yi nga xam ne ñoo gën a sori. président du caaxaan ñi koy fal lañu waroon nekk li ëpp ci sénégalais yi ñu ne baax na ñu jël juróomi junni nit muy 5000 relais. ñoo xam ne dañuy dem ci quartier yi ci gox yeex gox-goxaan yi ci département yi lëkkaloo commission yi xool fan la taux de retrait yi gën néew suñu action bi ñuy def ak juróomi junni relais yi mu touché 1,5 million électeurs yoo xam ne ginnaaw suñu action fexe nañ ba ñu dem jëli seeni carte et voter. ambassadeur États-Unis fii ci Sénégal teewe woon na boobule cérémonie bu ñu sukkandikoo ci moom teewaayam di firndeel ndimbalu États-Unis ci Sénégal. Cette campagne traduit le soutien des États-Unis d'Amérique. campagne ji nag réewu États-Unis jubluwu ci lenn lu dul gunge Sénégal ci élection yi ñu dëgmal ngir nag élection yooye doon loo xamante ne lu dëppoo ak démocratie la te tamit dina ànd ak dal benn fitna du ci am. Sénégal nag comme niñ ko xamee dafa nekk royukaay ci wàllu démocratie ci Afrique fii. carte électeur yu bëri fi mu toll nii kenn jëleegu ko kii di président commission électorale nationale et autonome di ñaax ndaw ñi surtout ñu dem jëli yi seeni carte. ñi nga xam ne ñoom ñoo bindu woon nag ci fichier bi dinañu am temps ngir dem récupérer seen carte électeur ci commission yi nga xamante ne jëmmal nañ ko loolee nag dinañ ko tàmbali juróom-ñeenti fan ci weeru janvier bi ñu dëgmal. ak ndimbalu USAID OSIWA collectif bi ëmb organisation société civile pour les élections fas yéene na def kéemtulaay kàttanam ngir élection yi libre transparente. Sylvie Faye ñu dem ba ca diwaanu Ndar foofee nag bël bi moo yëkkatiwaat di sonal askan wi bokk na ci ñi dëkk ak diwaanu Gandiol ñooñu nag jamono ji ñu ngi leen di ñaax sax bokk na ci juróom fukki njaboot yoo xam ne dañuy sàkku rek si ñoom ñu dem wuti feneen fu ñu dëkk boo mooy rek bël boobee mën na leen jural ay jafe-jafe ba tax ñooñee am ay jafe-jafe jamono ji ñuy sàkku ci kilifa yi ñu taxaw leen ndax gis nañ ne laata ñuy sumb liggéey yu aju ci wàllu balisage ñooñee dinañ nekk si njaxare Ousseynou Diop nekk ca diwaan ba ànd ceeg Habib Seck.
ci Gandiol nag juróom fukki ci ay kër lii di géej gi nangu na ko bokk ci kër yi nga xamante ni ñu ngi jóge ca Tassinère ba Pilote Bar maire bi nekk ci diwaan bi jóg taxaw ngir mën a reloger ñenn ñi ci yeneen i gox-goxaat yi fanweer ci ay njaboot ñu jël leen yóbbu leen ci yeneen i bërëb loolu nekk lu metti ci askan bi. ak ñoom ñi nga xam ne ñii ñoo sës ci géej gi te mu nekk ay famille ñoo xam ne sës nañ ci ndox mi ñooñu ñu fexe ba nga xam ne daañu leen mën a génne fii yóbbu leen feneen àndatandaa ñeneen ñi nga xam ne ñii ñu ngi fii ñu mën a xaar ci lotissement yi nga xam ne maa ngi koy atamé pour ñu mën a egsi pour ñoom ñëpp ñu mën leen déplacer ñu yóbbu leen foofu nga xam ne ñoom daañu mën a dund seen dund normal. ñoom ñu nekk ci gox bi la sax nee nañu lu jëm ci wàllu bël bi waa Ndar bare na liñ cay wax waaye ñoom ñoo ci gën a loru tax na sax ñuy ñaan lu jëm ci wàllu bël ba ñuy dragué nañ ko tàmbalee ci Muyit ba Tassinère ngir ñoom ñu mën a sauver. ma ngi nekkoon côté Mbaaw jëm Potou foofu la nekkoon bu njëkk bu ko mënul eggee nañ ko def gaañ côté Muyit jëm Tassinère ñu dragueel nu foofu moo nu gënal ñu def ka Ndar ndax buñ ko defee Ndar ndox mi ñuy dragué wala suuf bi ñuy dragué ñun Gandiol soxla nañ ko nañ ñu ko indil bu ñu ko indilul ñun xam na ni ñun Gandiol day disparaître te Gandiol 33 villages la Gandiol dëkk yëpp dañuy jeex. maire gox bi nag di député ci assemblée nationale yëkkati na ay kàddu xamle ni ñaari pàcc yi di Ndar ak Gandiol ku ci ne war nga mën a gis sa bopp ci lu jëm ci wàllu bël bi ñu war a defaraat. bu ñu defaree Ndar te defaruñu Gandiol bu ñu defaree Gandiol te defaruñu Ndar du sotti kon nañu boole ñëpp defar kon defe naa ne état Sénégal développé na ay milliards yu bari pour loolu kon def naa ne loolu lu gën a jege daañu tàmbale liggéey bi. Gandiol nag jamono jile ay jafe-jafe lay dund lu weesu géej gi nga xamante ni ma nga nangu kër yi lii di bël bi fii lu ubbeekoo te boobu moytuwul ay kër yu bare dina ko jël bu fekkee ni gaawuñu ca. Ousseynou Diop ñu dal ci fii ci Ndakaaru wax ci Noël loolee di fête buy màggalaat juddub yonenti Isa ibn Mariam ñu koy waajal baax a baax ci église yu bëri ci àdduna bi rawatina fii ci Ndakaaru nag dinañ ko màggal ba tax rek waa télévision Futur Média sukkandiku ci li ne mel ngir laaj kenn ci kilifay jàngu gi di abbé Vivien Nadiak kooke di vicaire bu paroisse Notre-Dame des Anges du Ouakam mu ñëwaat ci solos Noël ak ni nga xamante ne rek noonu la ñi nga xam ne ñooy chrétien yi war ko feetoo Kumba Amadlo moo tasewoon ak moom àndoon ci ak Amadou Ba. bés bi ñu màggal juddu yonente yàlla Isa ibn Mariama ñenn ñi naan ko Noël ay fan yu néew moo ci des ci jàngu ji ñoo ngi koy waajal bu baax a baax loolee may kilifa diine gi mu ñëwaat ci solos Noël. lan la ñuy séntu mooy li ñu yàlla may lan la yàlla daf ñu may ñu mën a xewal te di xumbal Yeesu Krista mi di dikk ci ñun jël sunu yaram doon niki ñun. waaw fas yéene ñu jàppale moom ci wàllu boppam ngir may ñu mucc ga loolooy Noël. Noël chrétien yi di ko màggal fu ne ci àdduna bi fii ci Sénégal mu doon fi cosaan mu am tamit nu ñu koy defee. li gën a am solo mooy catholique bi mën a toog ne ci sama ngëm sama borom day ñëw ci man ma waaj ni muy ñëwee ci man loolooy Noël donc ñun jubluwuñu ci yeneen ñi loolu bu amee baax na mais li njëkk am solo mooy ci sa ngëm nga xam ne ni Yeesu day ñëw ca yow. nga fas yéene ci jublu ak sa xel bépp ak sa yaram bépp ak sa ngëm bépp. at bu nekk kilifay jàngu ji di ci sukkandiku ngir ñaanal réew mi sàkku tamit ci chrétien yi ñu booloo doon benn gën a jàpp seen diine. ci Noël bi dañuy laaj nit ñi gannaaw ngeen di préparé wu ngeen di defar seen i xol def jour googu tamit ngeen nekk ci mbégte. ngeen nekk ci mbégte gu rëy sax su leen neexee ngeen tëgg lépp li leen neex voilà ngir mën a ne ni sama borom ma ñëw ci man. ñu bàyyi di fêter Noël wala di fêter Pâques naan non man préparé wu naa sama biir que déedéet si il faut nga nangu dem ca mees ga ndax ca mees ga la ñuy xewalee di gën a xumbal affaire bi ca mees ba la sa mees ba jàngu catholique loolu la yëble képp ku doon catholique n'est-ce pas boo bëggee fêter dara daf day jaar ci mees moo gën a central ci sunu ngëm. ñu wax ci l'armée bi ak fête bi ñu duppee la cavalerie la wenoon ji nag ñu koy waajal foofu ca diwaanu Thiès waa bataillon militaire les militaires bataillon blindé nag ñu ngi ci wàccaay bu baax a baax loolu nag dina leen may. ñu fësal leen ci seen xam-xam ca wàllu wa ak itam matériel yi ñuy faral di jëfandikoo loolee yëpp ci teewaayu Cheikh Anta Diop ak say laaj. bataillon blindé bu camp militaire bu Thiès daanaka seen jumtukaay yëpp génn nañu ko ngir wane li ñu mane ak xarañte gi nga xamante ne soldats si nekk ci bataillon bi am nañu ko di ay chars de combat blindé ay ñi nga xam ne dañuy xeex sax wàllu terroriste automitrailleuse légère daanaka militaires yi geetaru nañ di wane li ñu mane. nit ñi suñ doon xeex soo xoolee ci royaume yi ak lépp da nga doon gis dañ doon jëfandikoo li ñuy wax fas
donc fas soo ko xoolee su ñuy wax terme cavalier foofu la soqe ko ci ñun. ensuite soo xoolee armée sénégalaise ci ay jumtuwaayam amoon na ay yeneen engin ay yu gën a ndaw yoo xamante ni comme ni ma la ko waxee sama ginnaaw soo fa xoolee ci carré d'arme bi am na lu ñuy wax AM Ferret mu ngi sama ginnaaw donc foofu lañ jógee ci engin yooyu après daal di ñëw ci yeneen engin bu ñuy wax AML moom xam naa Casamance moo tax ñu bëri xam ko ba AML jógee fi mu toll nii nag suñu autorités yi dañuy jox ay jumtuwaay yoo xamante ni yu am xarañ lañ. lii nag mooy wane ne jamono yi nag réewum Sénégal xarañ nañu lool lu jëm ci wàllu tactique te ay jumtukaay am nañu ko ba tax ne nee nañ mën nañoo jàmmaarloog ku nekk. pour dalal seen xel que ni engins yi mën nañ jàmmaarloog lu nekk pratiquement loo xamante ni mën na menacer suñu territoire bi engins yu am njëriñ lañ daal yoo xamante ni dañu moderne lool et yokk na kaaraange réew mi. feetu cavalerie biñ koy amal ci samedi ji ci camp militaire bu Thiès loolee tax ñu jiital randonnée pédestre boo xamante ne soldats seeg takk der yi nekk ci diwaanu Thiès ba ci civil yi ñoom ñëpp bokkoon nañu ci. Cheikh Anta Diop ci jamono jooju jawriñ bi ñu denk police nationale mi ngi doon amal ab tukkib nemmeeku ca bët gànnaaru réew mi commissaire Ousmane Sy nag dem rek ngir gën a ñaax ñi nga xam ne ñooy takk der yi laaj leen tamit ñu gën a farlu lëkkalëkk yeneen koor yi rek bu ko defee lépp lu aju ci aar kaaraange askan wi rawatina ñu fete ci frontière u Sénégal ñu mën ci taxawaay bu mu cay ci loole nag yokk na fay xalaat rek nee na dinañ yokk ñi nga xam ne mooy effectif yi lu aju ci matériel bi tamit dinañ def kem kattan ngir mu mattale Ali Bandel ñaa ci tënk. kilifay police gi ne dafa ñëw kon ngir indil leen gën leen kàttanal bu baax a baax fexe nag ba lëkkaloo gi dox seen diggante yeneen morom yi solkati tenue bokk na ci li nga xamante ni dénk na ko agent de police yi fare ci doonu Matam. maa ngi ko doon wax léegi sànq si réunion bi man leen tenue yi ngeen di sol sax population bi moo tax impôt population bi moo tax ngeen di ko sol donc bu leen teg seen bopp fu xam ni nekku leen fi ba ginnaaw loolu xool nañu affaire frontière yi waxtaan naa seeg ñu nekk en charge de ça remarqué nañu frontières yi. c'est en fait il faut que ñu gën a góorgóorlu pour gën leen sécuriser jël naa engagement pour commissariat bi comme waa frontière rek yeneen services yoo xam ne mën ma ko wax fii que danaa leen gën a dooleel si ay effectifs naa leen dooleel si matériel et ensuite ñaan naa leen wax naa leen ñoom ñaax naa leen nekk benn ak yeneen forces de défense et sécurité yi fi nekk dafa naa ni ce n'est pas un secret lu mu ko waxee tey que ma nekk kilifa gendarmerie du général Cheikh Sène dañuy am ay liens yoo xam ni commencé wul sax fii depuis école militaire la donc ça fait 40 ans que ba ñu xamanteeg léegi te moom it si loolu lay dox man loolu laa war a dox te loolu laa ñaax sama policiers yi pour ñu dox si. xam naa ni Matam moom peut-être problème sécurité bi sax bokkul ak yeneen dëkk yi mais dañu war a fagaru. xale kook mbiru cosaan ak aada exposition bi ñu dëppee grenier de rythme loole nag ay artistes yu fekk baax fii ci Afrique ak itam ñu nekk ci diaspora ñoo boole seen xam-xam rek ngir amal ci lenn loo xam ne rek dafa fekk baax ci Afrique loole nag nee na tamit li ci jublu mooy delloo njukkal ñenn artistes yoo xam ne nekkatuñ fi bokk na ci Mor Faye ak Jowo Kam Aïssatou Paye teewoon na ca galerie Wurus àndoon ci ak Amadou Ba. Jawara as a symbol of our enslavement around the world. sama bëgg-bëgg la nekk nag itam sama gént disposé ay mbir yi nga xamante nag dana wane ne ñun fii mooy fi ñu bàyyee ko te li nga xamante ni sax bëgg naa ko tabax fii ci Gorée nekk na ab symbole rek jëm ci esclavage. artiste afro-américain bi nag ngeen di gis bokk ci exposition bi ñu tuddee grenier de rythme mu nekk nag liggéey bu artiste yu bëri àdduna warngal képp bokk exposition bi nag am lu bëri lu muy firnde. grenier bi fii mooy d'abord li ñu bokk ci nit ku ñuul yëpp bokkuñu dëkk bokkuñu style bokkuñu école bokkuñu sensibilité donc am na diversité. wane ni daal li ñu mën a diviser yëpp ci àdduna bi am na li nga xam ne bu ñu ko boolee dina wane ni li ñu boolee moo ëpp doole li ñu xàjjale. mu amit particularité benn si ñoom. aussi nag Sénégal balaa art contemporain di xew ba àdduna bi yëpp di wax art contemporain Sénégal amoon na formé na créé na art moderne. D'accord, kon lan mooy particularité exposition. Voilà ci benn partie benn fànn la
wane place su Sénégal historiquement. bu fekkee ne Sénégal yàgg na yëngu ci wàllum aada am ci pàcc bu am solo artiste sénégalais bi itam moom ci li muy yëngu am na solo ci exposition. comme sunu aar nañ ko daan jonkonteeg moom amatul ñoom itam ñu ngi ñëw kon nag yaakaar naa ne nit ñi fi dëkk ak africain yi dinañ ñëw lu bari. exposition bi nag ñu ngi koy wëyal mi ngi door juróom-ñaari fan ci weeru décembre jàpp nag juróom-ñaari fan ci weeru mars 2019 ñu tuddee ko grenier des rythmes muy wax ci wàllum immigration expatriation ak yeneen fànn yoo xamante ne yu am solo la. Aïssatou Paye cant ngërëm ñenn la yéen tamit naka noonu ci teewlu beeg safo bi ci kanam tuuti Ibrahima Kane dina fi teew tënkal leen xibaar yi ci nasaraan jërë ngeen jëf.